Mesdames et messieurs, bonsoir man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaan suñu borom defal ñuy koor ak jàmm ñu dugg ci ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin ñoo ngi jégalu ci yeexaay bi d'ailleurs waroon nañ leen a defal débrief bi nga xamante ni donc le président Conté génnoon na ko bërki démb ci dimanche ji pour waxtaan ak askan wi di leen xamal lenn ci ay points yoo xamante ni bi donc dina bokk ci li ñuy wooye donc la phase 2 maanaam il decreto diciamo il DPCM del 4 aprile 2020 nga xam ne donc pratiquement loi buy dugg la à partir du 4 avril bi te Conté génnoon ci dimanche bi passé jotoon cee def li tubaab di wax avant-goût donc tënk ci ay points yu bëri yoo xamante ni donc dina nekk ci biir décret boobu loolu lañ fas yéene leeral tey mbokk taalibe yu bëree bëri donc ngir ñu am ci ak leeral bu leer ngir moytu liñ ci war a def ak liñ ci warta def donc ma fàttali ne décret boobu noonu donc ñu ngi ko tuddee il DPCM 4 aprile 2020 pratiquement moom la ñuy wooyee la phase 2 et los blocos del lockdown bi nga xamante ni donc jëloon nañ ko ci décret bu njëkk bi di Cura Italia. alors Conté lim ci tënk moom mooy donc à partir du 4 avril du 4 mai donc li nga xamante ni moom la ñuy wooyee donc la phase 2 pour mën a démarrer waat les activités donc am na ay points yoo xamante ni bi yu bëree bëri tënk na ko moom lañ leen di leeral donc kon jàpp nañ ne à partir du 4 mai ditaa yu mel ni ay ditaa manufacture edilizia cantiere yi ak ditaa yi nga xamante ni donc dañuy def li ñuy wax commercio all'ingresso maanaam moo xam ditaa yoo xamante ni dañuy exporter seen marchandise wala ñu koy importer di ko jaay ñooñu aussi permettre nañ leen ñu ubbi donc li ñuy wax dépôt il lockdown donc am nañ fa weer pour ubbi donc pour démarrer waat seen i activité à partir du 4 mai alors ñaareel structure bi ci topp moom li ñuy wax donc la restauration asporto takeaway maanaam restauration ak bar yi nga xamante ni bi donc permettre nañ leen ñu def li ñuy wax takeaway maanaam portaria permettre ñu kenn donc mu jënd ko fa di ko lekk ci biir mbaa ci biti donc jënd génn dem yóbbu sa kër loolu lañ conseillé ci bar yooyu ak restaurant yi war a ubbi pour le 4 foofu aussi mi ngi exiger à ce que donc nit ñi ñu respecter ce qu'on appelle la corde maanaam nga respecter rang bi respecter aussi distance bi maanaam kenn par kenn ku dugg génn sa morom génn jënd yóbbu boo demee ba sa kër nga mën ko fa jëfandikoo loolu aussi liñ ciy jublu dañuy bëgg aussi donc bëgguñu benn maanaam dajaloo am fa wala maanaam mbooloo te respecté wuñu distance bi nga xamante ni bi donc dina indiwaat yeneen contagion yoo xamante ni donc duñ ko bëgg loolu daal lañ ciy jublu moo tax donc ñu defee ko noonu pour ku jënd dugg respecté code bi kenn par kenn yóbbu sa kër boo demee ba foofu nga lekk. ok beneen mesure bu ñu jëlaat ba tey ci 4 mai bi bokk na ci li ñuy wax actività motorie maanaam à distance ba tey maanaam déplacement yi yóbbu xale yi ñu doxantu ci jardin yi wala ci parc yi passeggiate yi wala maanaam ñi bëgg a def jogging li ñuy wooyee donc activité sportiva individuelle nit ki mën na koo def mais bu mu sori lool këram mu respecter aussi distance bi ak port de masque bi donc te parce que loolu lépp aussi am na contrôle yu ñu ci def moo xam parc yi la war a jardin yi ñoom ñëpp dinañ démarrer loolu mën nañu yóbbu xale yi ñuy doxantu ji ñu bëgg a def jogging entraînement passeggiata mën nañ ko def mais nañ respecter la distance aussi ak port de masque bi loolu lépp aussi nañ ko respecter tam bañ a sori trop maanaam ci sa dëkkuwaay. alors beneen mesure bu ñu jëlaat ba tey jàpp ci war a bokk ci 4 mai bii di ñëw donc booleen nañ ci rientro al logo di domicilio o residenza ñi nga xamante ne bi jamono bi Cura Italia bi doon wàcc confinement bi dina na fekkoon donc ci dëkk bu ñu dëkkutoon wala amuñu fa woon résidence wala liggéey yóbbu leen fa ñu tagga témbe fa ñooñu aussi permettre nañ leen ci décret bi ñu mën a delluwaat seen kër fa ñu jóge woon moo xam élève bu doon jàng la wala liggéeykat boo xamante ni donc da nga bloqué woon foofu loolu aussi ba tey loi bi mi ngi tenir compte ci li ñuy wax auto certification donc mooy feuille bi nga xamante ni da nga ko war a compiler remplir ko d'ailleurs ministre bi moo ngi xamle na sax formulaire bu njëkk bi mën na wute ak bu mujj bi nga xamante ni donc il faut que nga exiger donc fi nga jëm ak lan ngay def ak lan mooy motif bi pour donc mën a dem librement. loolu moo ngi concerné ñi bloqué woon ci beneen dëkk bu dul seen dëkk te amuñu fa résidence wala dëkkuñu fa moo xam liggéeykat la wala élève pour bëggoon a ñibbi ci seen lieu de résidence. leneen li si topp moom mooy donc li ñuy wax commercio al détail maanaam njaayum détail mi ci négoce maanaam négoce rek ak commerçant détaillant yi ak négoce ñoom seen ouverture ñu ngi ko jàpp pour le 18 mai
donc loi bi le 18 mai la leen jox feu vert pour ñu mën a démarrer négocier ak commerçant yi jaay détail ak négocier donc le 18 mai lañ leen jox pour ñu mën a démarrer donc les activités. am na leneen lu ñuy wax spostamenti in comune o regione déplacement yi nga xamante ni bii ñun mbokki taalibe ñu ngi koy amal jëm ci commune bi ñu dëkk wala région bi ñu dëkk loolu aussi ba tey joxe nañ ci feu vert pour mu mel na mu meloon waaye nag ba tey ñu ngi ciy sàkku port de masque yi maintenir ba tey la distance yi ak aussi remplir li ñuy wax auto certification bi buy wane ne par exemple commune sangam nga dëkk bërëb sangam nga jëm loolu lépp aussi ñu ngi ko ci sàkku li ñu xam ne ba tey aussi ci feu vert bi ñu joxe pour spostamento yi déplacement yi ak dem seeti say xarit wala say mbokk wala say am di jàmm ci biir dëkk bi moo xam commune bi nga dëkk wala beneen région loolu permettre nañ ko à partir du 4 mai mais nañ respecté ba tey rek loi bi mooy port de masque yi auto certification bi nga compilé ko ni mu waree wane ne aussi bërëb sangam nga dëkk bërëb sangam nga jëm liñ ci permettre rek moom mooy nga jóge région ak région maanaam dëkk ak dëkk maanaam ma bëggoon a jóge tey Torino bëgg a dem Lazio wala ma dem Lombardie il faut donc mu nekk motif bu valable moo xam motif de lavoro la ma am fa liggéey war faa liggéey wala donc mu nekk motif di salute maanaam wér-gu-yaram ñaar yooyu donc lañ permettre pour nga mën a déplacer wu diggante région ak région mais bu dee ci biir commune bi permettre nañ ko moo xam nga yor sa oto doxantu war a seeti say am di jàmm mais nag na nga wàccoo ak loi bi port de masque yi respecter la distance ak nga compiler lu ñuy wooye auto certification bi. ok waxoon naa ci les activités donc motorières yi nga xamante ni pratiquement mën nañ ne donc nit ki mooy activités yi nga xamante ni c'est activité sportive ak doxantu yi mu bañ a sori trop ci sa kër gi nga dëkk ñu respecter aussi distance yi ak port de masque yi moo xam da ngay def ay passeggiate ak say doom wala ñi ngay liggéeyal wala koy àndal ñu respecter rek distance bi surtout aussi ci parc yi ak jardin yi ñu respecter distance yi ak port de masque yi loolu aussi Conté leeral na ko mu leer nañ li jëm ci aussi lu ñuy woowee donc calcio maanaam pour démarrer fii calcio ak équipe yi donc ñoom it ñu ngi ko jàpp le 18 loi bi mi ngi leen tënk ci le 18 daal donc mën nañ donc démarrer seeni entraînement pour activité sportive yi démarrer waat à partir du 18 mai. ok activité sportive individuelle yi maanaam képp ku am envie bëgg a entraîner wala nga def jogging wala nga dem bëgg a def dawi ñu ne chaque fois rek na nga respecter donc port de masque bi ak li ñuy wax aussi distance su maximum 2 mètres voilà loolu la Conté doon tënk ci donc lim génnoon barki démb doon ko def ci dimanche bi nga xam ne moom lañ bëggoon a leeral donc mbokk taalibe yi. Conté aussi wax na ci mascherine yi nga xamante ni pratiquement moom lañ conseillé ñuy wax les mascherine chirurgicales pratiquement donc dinañ wàññi prix bi ba maximum du passé 50 centesmes ngir mu abordable ci ñëpp loolu aussi li ñu ci jublu mooy lieu yi nga xamante ni par exemple nit ki mënta respecter donc la distance donc lu mel ni train pullman donc négoce médical yi esthétique yi ak visite médicale yi ak métro yi foofu nga xam ne donc dajaloo bi tellement day jafe donc pour nit ki respecter la distance foofu dañ la fay exiger donc port de masque bi c'est obligatoire nga sol foofu sa masque ngir donc mën a protéger wu moo tax donc ñu wàññi ko ba prix boobu nga xamante ni dina abordable ci ñëpp muy 50 centesimi boobu mascherina chirurgicale ok. Conté aussi wax na ci lu ñuy wax il bonus 600 euro bi nga xamante ni bi donc loi Cura Italia bi indi woon na ko te ñu bëree bëri ci mbokku taalibe bi dugaloon ko donc foofu aussi mi ngi xamle ne ñi dugaloon bonus 600 euro ci Cura Italia bi nga xam ne ci mois de mars bi te ñu commencé woon fay leen ko avril bi il faut que ñu renouveler ko donc il faut que ñu renouveler ko pour ñu mën leen koo fayaat fin avril ak fin mai ci ñaari weer yi di ñëw donc dinañ leen ko renouveler mu nekk à 800 euros mais il faut que aussi ñu renouveler donc demande boobu ñu njëkkoon a def donc du dañuy répété waat demande mais dañ koy renouveler rek d'ailleurs moom la tuddee sax donc basterà un solo clic per avviare di nuovo la domanda donc ci renouvellement bi moo xam ci GL moo la ko defaloon wala CAF yi wala syndicaliste yi ku la ko mën di defal rek donc mën ngaa déggante kooku mu avviare la donc la procédure de renouvellement nga xam ne donc ay ajournement yi muy defaat la rek ci même page bi sa page INS donc xool date yi vérifier bu fekkee lépp ok na rek ak fayoon nañ la ci tranche bu njëkk bi 600 euros donc mu envoyé waatal la demande bi ngir ñu mën la fayaat yeneen ñaari weer yi di ñëw moo tax mu ne donc basterà solo un clic per avviare la domanda di nuovo donc ci côté boobu la doon wax ci bonus 600 euros yi foofu aussi li ma fi fàttali mooy bonus 600 euros yi aussi IMS daanaka paiement bi mi ngi ko tënkee ci képp koo xamante ni bi donc 2018 sa déclaration de redditi supérieur utoon 35000 maanaam matutoon 35000
rek fay nañ la 600 euros. loolu aussi leeral na ko quoi képp koo xamante ni bi donc ci bonus 600 euros yi sa déclaration de Reddit yi 2018 maanaam ci ñaari at yu mujj yi supérieur maanaam matutoon 35 000 rek bokk nga ci ñiñ fay ñooñu duñ leen fay mais bu ko ëppee duñ la mën a fay moo tax ñu bëree bëri peut-être mën nañ leen exclure ci bonus 600 euros yi donc duñ bokk pratiquement ci ñu ñuy fay mais ñi ko dugaloon daal donc Konté mi ngi leen di sant ñu renouveler donc la demande ça veut pas dire nga répété waat li nga defoon ak say date comme defoon ko ko pare te am na ku la ko defal donc moom bu duggee ci plateforme bi rek mën na la ko aviarel xool bu baax vérifier say IBAN ak tout bu correcté rek mu envoyé waat benn clic rek demande bi dem bu ko defee IMS gis ko mën laa fay ci yeneen ñaari weer yi di ñëw. ñu wax ci la ministre del lavoro ñu gën koo xam ci la signora Nunzia Catalfo nga xam ne donc moom moo yor wàllu liggéey ak li ñuy wax politique sociale. alors moom avant am na lum avancé loo xamante donc benn proposition bu mu def la nee na bëgg na daal ci loi bi di ñëw ñuy voté décret bi di ñëw ñuy tudde il 10 aprile 2020 donc bëgg na ci introduire lu ñuy wax allungamento della NASPI maanaam NASPI jamono ji képp kuy jël NASPI mbokki taalibe yi doon jël NASPI nga xam ne ñu ëpp ci ñoom daanaka jeexal nañ ko ba toog di xaar moom nee na bëgg na daal ñu yokkal leen ko pour yeneen ñaari weer di leen ko fay donte jeex na donc kon ngeen ñaan loolu antu rek yéen borom NASPI yi nga xamante ne bi daanaka xam naa ne wax ngeen kees yëpp ba mu jeex tàkk bu ko defee ngeen ñaanal soxna si proposition boobu mu bëgg ci yéen borom NASPI yi mu antu bu ko defee ñu mën leen a fayaat yeneen ñaari weer yi di ñëw ndax ngeen mën a am lu ngeen def ci gafaka yi comme koor gi moom ndogu yi bëgg nañ mu jàppandi korite gi ndeysaan moo ngi ñëw kon def leen ci ñaan rek yéen mbokki taalibe yi jeexal NASPI de leen door ci maanaam jukki yi ak xasida yi ngir loolu antu bu ko defee yéen ñi jeexal NASPI ministre bi bëgg nañu fayaat leen ko pour yeneen ñaari weer nee na bëgg na ko introduire maanaam ci décret Cura Italia bii di ñëw donc je pense que loolu daal moo ëppoon ci luñ doon leeral tey ci il decreto diciamo la phase 2 nga xamante ne bi pratiquement moom la ñu war a introduire à partir du 4 mai 2020 tudde ko aussi li ñuy wax donc il DPCM 2020 donc ñu ngi leen di ziar bu baax a baax yéen mbokki taalibe yi di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaan suñu borom defal ñu jàmm defal ñu ko ñun ñëpp. leneen li ma fàtte woon a dolli mooy ok ñi dugaloon ci bonus 600 euros bi te amoon problème mu paiement depuis lors jotu leen seen xaalis donc am na ñoo xamante ni bi IBAN bi ñu dugaloon du seen IBAN. am ñoo xamante ne bi donc ibanu jàmbur lañ dugaloon boo xamante ne bi nekkutoon seen IBAN bu nekk seen tur wala ñu dugaloon IBAN boo xamante ne bi donc dañ cee juumoon ci mbind mi ñooñu IMS may na leen beneen possibilité depuis le 25 avril pour buñ dugaatee ci plateforme bi amaat beneen IBAN boo xamante ne bi seen IBAN la moo xam ñu dem ubbi ji ko nii léegi ci office postal bu ubbee wala buñ ko amoon ñu dugaat foofu def modifica dugalaat date IBAN yi yëpp ba mu correct ñu envoyé waat bu ko defee ñu mën leen a fay parce que demande yu baree bari dañ leen a sele bàyyi leen ci lu ñuy wax donc inesito di ok inattesa di esito parce que du ñàkk am nañ ay problème mu IBAN chiffre yi baaxul wala ñu dugal IBANu jàmbur ñooñu aussi ku ci am sa IBAN bu baax wala nga ubbi IBAN ci jamono yi wala heure boo ko ubbee rek ci fan yi nga gaaw mën koo transmettre ki la defaloon demande bi ngir mu mën laa donc changer coordonnées bancaires yi bu fekkee da nga ciy juumoon ndax ñu mën laa fay jërë ngeen jëf mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp yal na yàlla defal jàmm defal ko mboolem jullit barke Sëriñ Tuubaa